Muntaqa dolli di ko ñaanal sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér di sant mbooloo mi ci wuy si bi nga xam ne wuy si nañu ko wooteb sëriñ bi ndax waxoon naa ko ci njëlbeen gi li jataayum ndigal la ci ndigalul sëriñ bi lañ koy defee kon mboolem ñi nga xam ne dégg nañ woote bi te wuy si ñu ngi leen di jaajëfal ci turu sëriñ bi di ñaan itam li sunu borom diggee ci ko jëfe ndigal yàlla na ko sunu borom defal di xam leen nag sëriñ Saalix moom ak Cheikh Mouhamadinil Mourtada mooy kilifa jataay bi muy yegsee dafa yegsi ñu leen na tooge fee ngir dañ koy projeteel mu gis liggéey bi waaye mooy kilifa jataay bi mooy tëj jataay bi itam ci njëlbeen gi waxoon nañ ne daara la ci biir daara lañ nekk ci biir néeg bu mag bi ci daara ji waaye ñu tudde ko université Cheikh Ahmadul Khadim mooy tur wi siiw wi ñëpp di wax ndax barkeelu kàddug Cheikh Abdoulaye Lahad mu ne woon damay tabaxal Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu ab université defe naa quartier bi sax université Baye Laat lañ koy wax li ñu tëral nag modèle éducatif la wala système éducatif bu Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naa sànq ne fukki commission ak juróom-benn am na ci liggéey bi ba Cheikh Mouhamadul Muntaxa waxee ne dafa bëgg daara juy tàmbale ci kii dal baasin ba ca njobaxtan la fukk ak juróom-benn banqaas bu ci ne wala kuréel bu ci ne am na luñ jagoo woon waxoon naa ko limoon naa ko jërul limaat alxuraan ci majalis bi enseignement supérieur ak institut yi nekk ci biir waaye bi tax ñu daje fi tey muy daara yi nekk ci biir Touba boobu itam am na bu am solo boo xam ne ci la bokk xëy na liggéey ba daa des tuuti wala tàmbalee guñ ko ñu tudde woon ko madaris xaasa yi nga xam ne Serigne Fallou Ndiaye mais wax na ko fi léegi muy ci ñu teel a mokkal alxuraan te bari ci dëkk bi lool ñu war leen a gàttandu ba li ñu war a jàng daanaka addi yi ñu defoon ci daari alxuraan ji dañ koy dabuwaat ci li nga xam ne moo nekk seen kanam ci njàng mi ñu bëgg a jàng loolu tàmbali na fii ci daari alxuraan ji nekk ci biir loolu itam gis nañ ne bari na ci dëkk bi jataay bi tax ñu tase fi tey nag ku ko wax da nga tudd Cheikh Mouhamadul Mourtada góor yàlla yàlla na ko yàlla fayal jàngukaayu azhar yi ci biir Sénégal ak ci bitim réew ku ne teg na ci bët liggéey boobu itam biñ koy def ñoom moo ko ànd kon ñuy ñaanal di sant Cheikh Mouhamadul Mourtada yàlla fayal ñu ko waaye di jaajëfal nag jawriñam ji fi ne di sëriñ Mamor moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ku ne gis na ne góor yàlla tàmbali na sos na yaatal na dox na lu bari waaye moom it yokk na kon loolu dañ koy teg ci loxob Cheikh Saalih mii nga xam ne mooy kilifa jotaay bi te fii kat mu jàmma Cheikh Ahmadul Khadim li tarbiyati wa takwin lañ wax tarbiya nag buñ ko waxee mooy yar ni Serigne Touba doon yare te mooy ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon yare am na ku tagg Serigne bi ne ko antal murabbi bi ma rabbal aminu bihi xarfan bi xarfin fa ma fii jëli charwaaka kon fii da barab la boo xam ne njàngalem Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu moom lañ fiy jàngale ndax jàngale rek bari na fu ne la am sol nit ki rek ak xam-xam bari na waaye fii nag day ànd ko bi yar boo xam ne day tënku ci ni sëriñ bi yare te sëriñ bi wax nañu ko nee na fa kathratul ilmi wala wa kathratul ilmi biduni adabi jaalibatun ilal ada wa taabi kon tarbiya lañ jiital teg ci taalim teg ci takwin mihani loolu tam lu am solo la ci jàngukaay bi ak ci dëkk bi loolu tam dañ ko nosaale waaye ku wax njàngum yi itam mi ñu fi tax a tase tey da nga tudd doomi Cheikh Mouhamadul Mourtada ju mag ju tedd joojee di xaritam ba di Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma kon defe naa ne Serigne Moustapha Diop kàddoom gi ñëw na fu mbara ñëw na ci barabam kon noonu la ko toppee ndax Cheikh Mouhamadul Mountakha dafa waxoon ne daara ju mag ja mu daaree Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu la fëgge gilin ya mu gën a birax mi ngi doon tàkk naka jekk waaye daa fëggewaat gilin ya xambaat taal ba ngir mu gën a biraxi waaye ku am sa jum nag ñëw man ko caa jofal dem jofalaat feneen kon loolu mooy mboolem ñi nga xam ne doon nañ yëngutu ci wàllu googu ci yoon wi kon jataay bi seenub jataay la buñ dee wax daara yi wax madaris xaasa wala école spéciale wala école spéciaux yi nga xam ne moom la ñuy gàttandoo ñu tere mokkal alxuraan Serigne Modou Guèye mu parcelle moom it danañ ko tudd ñoo ngi ñoo ma àndoon liggéey bi kon daal benn la ci kuréel yi nga xam ne ñoo fukki kuréel ak juróom-benn yi séq liggéeyub Cheikh Mouhamadul Mountakha bii tey ñoo doon indi liggéey bu am solo bi benn bu ci nekk nag buñ ci teewee da nga naan bii moom mooy bi mëntoon a ñàkk te alhamdulilahi rabbil alamin yëpp seen i liggéey noppi na ba tàmbalee dox kon ñu wane ne sëriñ bi joxe na ndigal
lii ñu daal di koy tàmbalee jëfandikoo ci dëkk bi yépp ak fépp fu soob nit ndax Cheikh Mamor moom Cheikh Mamadou Moutada bi ma doon tudd sànq dafa wax ne bil Mustafa lii banal quddusu madrasatan biha yazulul ada wal jahlu wal kabadu madrasa boobu daf ne mooy ñun liñ def muy système wala modèle éducatif waaye ëpp na ci ñeenti miir kon fépp fu doomu aadama nekk te bëgg a jariñ mën ngaa jël modèle bi yóbbu ko fa muy ci biir réew mi muy ba ci bitim réew muy ci àdduna bi te léegi inspecteur wax na ko léegi lii dafa war a yaatu ci réew mi ndax liñ def ñun ñëpp xam nañ ne am na lu manque ci njàng mooy ñoom ñi yor njàng mi ak ñun ñuy sunu njaboot di jàng xam nañ ne am na ci lu ci manque loolu nag li koy mottali fii la war a jóge ndax Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu moo doon xaatamul anbiyaa wal mursalin innama bu'ithtu li utammima makarim al axlaq loolu mooy njàngale mi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mottali mboolem li manqué woon ci dunduk doomu aadama yi ngir ñu mën a taxawee mission yi tax borom bi subhanahu wa taala indi leen loolee nag fii mooy jum bi mooy taal jàngu bu mag bi nga xam ne fi lay jollee mën a yaatu ba àgg fu ne kon lépp loo xam ne gis nañu lu nit ñi soxla la ci njàng mi danañ ko ci indi incha allahu taala te nag mu ànd ak ni ñu ko waxee léegi barkeeb ndigalul Cheikhul Khadim ndigalul Cheikh Mouhamadoul Mountakha te mësuñu fee def dara lu tegul ci ndigalam te moom ñun ñëpp xam nañ ne jàngkat la bañ tàmbaleeg léegi lu ñu fi mas a bind lu jëm ci liggéey bi yëral na ko boppam lu ñu fi mas a defit xalaat ba day juuti ci moom mu joxe ko wala ñu xalaat ko gaaral ko ba mu rafetlu ko jéego bu ñu ci dox dañ ko koy indi laat te da koy jàng mas naa am fu ma doon yónni ci am ndaje mu xewoon wax ma ne am naa juróom-ñetti at yoo xam ne yër rek lay def booba nag damaa jàpp ne lu ma gis rek war naa koo yër juróom-ñetti at ku jàng ba am xam-xam liir ko mooy su waxinu jamono ji liirkat bu mag la te ba fii mu ne day jàng ba fii mu ne loo bind jox ko da koy jàng kon borom xam-xam bu mag boobu yi bëgg xam-xam noonu fonke xam-xam noonu waaye fonk waroom xam-xam yi noonu jox leen daye bi mu leen jox wax nañ ko fi léegi ba mu leen tàmbalee taral yàgg na boobu ay kilifa ma fi ne dama waxoon ne sama kilifa dama koy bàyyi ak boppam bàyyi ko sama bopp waaye ak bëggam xam-xam ak xam ne loolu bëgg ay kilifaam lañ tax nañ jéego yim ci daan jox ñëpp gis nañ ko loolee nag moo wéy ba nëgëni ba démb rek barki démb rek am na ndaje mu amoon ca Ndakaaru ñu jox ko fa raaya wu mag woo xam ne dañ ko terale li nga xam ne def na ko ci xam-xam ak liggéey bu mag bi nga xam ne def na ko tey jii lañ ko bëgg a yóbbul tey incha allahu taala kon ñuy xam ne moom loolu rek mooy bëgg-bëggam waaye moo doonoon rek istimraariya moo doonoon wéy teg wala yokkuteg li nga xam ne mooy doonoon liggéeyu Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu tey njabootam gépp nekkoon ci moom nag mu ñëw jëmmal ko ci jëmm bi kon jataay bi tey loolu la doon tekki ñu ngi leen di sant di leen gërëm di jox nag kilifa gi ni ma ko waxee borom jataay bi Serigne Saalih waaye nag ku fi tooge fii jataayub Cheikh góor yàlla Cheikh Mouhamadoul Mourtada ci jataay bu mel nii suqali Afrique suqali Sénégal Touba gi la war a jóge te Cheikh Mouhamadoul Mountakha teg na fondement bi kon nag liñ ci war rek mooy tabax ci kaw te jéem a dox te laxasaayu waaye loolu mu wax ne bu mu laal suuf ci wàll yépp nag muy liggéeyu Cheikhul Khadim bii radiyallahu anhu nga xam ne lépp a ngi ci mooy lislaam mooy alquranul karim kon bu dara laal suuf kenn ku nekk ci noonu nag na jàpp ne moo war a gën a taw na jàpp ne loxo moo war a gën a taw loxo bi taw nag dañ koy waajal te loolu ni ma ko waxoon ci njëlbeen gi mooy ndaw ñi nga xam ne xéewal la gunu borom bi subhanahu wa taala def mu doon jàngukaay boo xam ne itam sëriñ bi ba mu koy wax dafa noo appaloon 2 téeméeri at bu may kii ak moom nag dama naan ko bi tayyibal jad bi yooyu sëriñ bi wax tayyab tali sëriñ bi wax na ko fu baree bari nga xam ne moom amut temps xamut espace dafa feeñ ci liggéey bi at mi matagul waaye fi mu nekk nii fi université yi gën a mag toll foofu lañ toll kon sëriñ bi lamal nañu ko tàmbali wuñ ci suuf jëm kaw dañoo fekk fi àdduna bi toll ci xam-xam ñu xool la ci am njariñ la ci gën a baax ñu tàmbalee foofa di wut nag ñun luñ ci yokk bërki démb rek lañ jot bataaxel bu jógee ci jaamiatul azhar université al azhar bu mag ba nga xam ne ku ne xam na ko junni atam topp na ñu jox sëriñ bi bataaxel wax na ko noppi ne ngir jëflanteeg yow ci yépp anam kon loolu buñ ñëwee ñun duñ tàmbalee fañ tàmbale woon te junni at di dox fañ toll la ñuy tàmbalee xool la ñu ci yitteel lañ ci soxla waaye di wut luñ ca dolli nun duñ dem rek di jëli di indi de déedéet di Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ñëpp a ko soxla fépp la mën a jëriñ ñëpp ci am wàll itam ndax moo doon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te njàngaleem bi fépp la war a yegg loolee la ñu fexe nag mu yaatu ba àgg ci àddina bi waaye fu lu baax ne loo xam ne soxla nañ ko fii ñu jëli ko indi ko yóbbu njabootam yi itam ñu dem fu ñu war a tàggatoo ji ñu tàggatoo fa bi ñu ubbeeg léegi am na fi bu ma jombul lu jege juróom wala juróom-benn yoo xam ne def nañ seen soutenance su thèse doctorat te bi liggéey bi tàmbalee ci ñeenti at yi lañ inscrire amoon seen inscription ngir wéyal seenum jàng ba tey noonu la ñu wéyee ñu bari ci ñu nekk fii jàngoon nañ ba jàpp ne sax ñu ngi jëm ci mag waaye binduwaat nañ di jàng
kon rawatina tout tànk yi nga xam ne nag ñoom dañoo soog a war a doon meññet mi nag ëllëg nag ñu war a taw nag liggéeyu sëriñ boobu yi ba du laal suuf ka shajaratin tayibatin asluha thabit wa faruha fi sama tuuti ukulaha kulla xiin bi idni rabbiha ñooy doon bànqaas yi nga xam ne ñooy law nag ci àdduna bi fépp fa xam lu am njariñ nekk xam-xam bu am njariñ nekk bu dëkk bi soxla réew mi soxla ko ñu jëli ko indi ko ci jàngale Cheikhul Khadim bi mu doon taal bi ku am sa jum ñëw jafal ci yóbbu taalaat feneen ba mu daj àddina bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu kon sëriñ bi àggale to jàppale ci liggéey bu baax ñoom sëñ Mountakha sëñ Cheikh na Cheikh Makhtar sëñ Sam ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi lay jàppale ci liggéey bi di nuyu itam autorités yi nga xam ne ñoo yore wàllu njàng mi ci région bi muy IEF ak IA ñu njaga ba muy toog di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ni ñoom ñoo bokk nekk ci terrain bi ci école yi di sant bu baax a baax nag ci li nga xam ne moo xew muy jéegu bu am solo boo xam ne mën nañ ne yàggut bi mu tàmbalee waaye fi mu àgg ñu bari fooguñu ko woon loolu nag li ko mayee mooy li ko laltaay rek mooy pas-pas bi ak bëgg bi nga xam ne moo nekk sëriñ bi nga xam ne moo ko sos ñu koy ñaanal yàlla bu baax a baax mu gën ko yàgg suñu borom gën a taxawu ko ba li mu bëgg a liggéeyal maamam man ko def ak sëriñ Tuubaa di wax ne ñun programme bi mën nañ ne ñun teel nañ ko nangu lool ndax bi ñu fi wootee fii daaw wala daaw jekk moom naa yàggu pour di ko valider ñun booba lañ ko jëloon ba tam doon wax ak sax ñi nga xam ne suñu programme ñu seet nañ ko dugal ci njàng mi ndax ñun li ñu doon xaw a tiir rek booba te muy loo xam ne boo xamante ne duñ ko sañ a bañ mooy ñu ne da ngeen di jàng seen da ngeen di bàyyi seen programme bi ngeen doon jëfandikoo jëfe beneen programme bu bees ndax fu ñu ko waxee tam duñ ko sañ a bañ ndax ci digal rek li ñu tënk waaye yàlla ate àggut foofu dañ ñoo wax rek ne dañu am ay programme yu bëgg ñu dugal ko ci jàng bi loolu nag day wane rek di ma tolluwaay sëñ bi ci boobu ak xam jamono loolu nag dañ ciy sant bu baax a baax di wax ne dëkk bi moom nit borom sose rek dëkk bu xam-xam la daara mos fee jóg moo xam daari alxuraan la moo xam daari xam-xam la moo xam daari yu yees yi la moo tax man damay wax ne xam naa li may wax sax jot weesu ngeen ko ñu liggéey waaye man bu ma doon ixtiraax dama daan mbooleem njàng moo xam ne rek jiitu na saade sane bi dañuy fekk école yi nga xam ne ñu ngi doon dox ci dëkk bi ci def ci liggéey yu rafet am ci résultat yu bari ñu jàppale leen dëgëral leen encadré leen ba bañ tënku ci ni ko sëñ bi bëggee moo xam daari alxuraan lay doon moo xam daari xam-xam yi fi nekkoon la moo xam école yi la bu ko defee université bi gën a tafaroox ci njàng mi topp ci sane bi ndax njàng dafa diis loolu benn boo ci ber rek loolu sax xëy na weesu nañ li muy wax ni weesu nañ ko moom te toll nañ feneen waaye loo ci beroon rek dafa doy am liggéey loolu nag bu ko université bi bëggee gàddu lépp dana metti ci moom moo tax xam naa ne bu ñu demee bay xalaataat man jàpp naa ne loolu du lu weesu ñu xalaataat ci nañu jéem a nosewaat jàng mi ndax dafa am ñoo xam ne yàgg nañoo liggéey xam saaxa bi def ci résultat yu bari génn ci ay cadre yu bari ñooñu lépp lu leen di wane rek li ngeen def ñu ngi koy reconnaître rek dafa am solo te dafa bokk ci loolu ñun leen li ngeen doon def jàppale nañ ci nii bàyyee nañ leen ko jox nañ leen ko dañ leen jàppale lii nañ leen encadré danañ fexe ba ni ko sëñ bi bëgg itam ñu def ko ci seen programme ba mu méngoo kii bi maanaam ku fi jógee rek maanaam du université du am problème boo ko defee daal di alxuraan ñu def ko noonu nga xam ne université bi day doon rek loo xam ne maanaam xiraat lañ koy def boo xam ne day jàngale wàllu ulumul Quraan yi ci des mel ne rasm bi ak tafsir bi masala ak yeneen xam-xam yi ci des xiraat yi bu ko defee loolu nga xam ne ñi bokkul alxuraan ci daara yi ñu leen àggaleel seenu njàng foofu loolu doon na woyofal loolu ci sama xalaat liggéey bi université loolu nag dañ koy wax rek ngir xam nga mbir boo ci bokkee rek boo amee xalaat da ngay wax waaye lii ma weesu nañ ko yàgg waaye nag di ñaan rek xam naa yu mel noonu ñu ci bàyyi xel bu baax ndax direction des écoles modernes bi nga xam ne man mii maa ko jiite ma feggoo ceeg sunu coordinateur boo xam ne moo na ci sama wet nii muy sëriñ Cheikhouna Abdou Wadoud feggoo ceeg sëriñ Mouhamad Lo mi nga xam ne moo yor bureau arabe feggoo ceeg sëriñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne Cheikh Mbacke Ñang moo yor bureau français sëriñ Mad Lo moo yor bureau français sëriñ Cheikh Mbacke Ñang moo yor bureau arabe
sëñ Cheikhoum sëñ Mountakha mooy suñu conseiller waaye dafa génn ñun ñii nag ñoo yor direction bi nga xam ne mooy direction école moderne jataay bi nga xam ne moo am tey ñoo ko doon organiser ci turu Cheikh Ahmad Badawi mu def ko ci turu sëñ Mountakha ci gàttal nag li ñu fi doon tax a daje tey du dara lu may liggéey bu mag boo xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha tegoon na ko ci loxol Cheikh Ahmad Badawi ak daayiratu Rawdu Rayaahiin ngir ñu amal am njàng système éducatif boobu mu waxoon ne nañ ko tàmbalee ca cat la ba ca kaw ca njobaxtan la mu comme système éducatif boobu nag daal làmboo lu bari làmboo na université bi làmboo na njàngum alxuraan mi làmboo na njàngum majalis mi waaye làmboo na it école yi ci dëkk bi tasaaroo ci dëkk bi lool ak luñ mën a jàngale sëñ bi nag ne école yooyu nag nañ jéem a fexe ba nos leen na jéem a fexe ba organiser leen na jéem a fexe ba li ñuy jàng lu ca rafet nañ ko gën a rafetal waaye lu ca manqué nañ ko ci gën a yokk ba mu nekk jàng boo xam ne day matale day yaatu ba ñëpp jariñoo ci lu ñu manqué woon rek ñu dugal ko ci biir dugal googee nag lañ ca def bi direction bi xoolee ci biir njàngat bi muy njàngat programme yi fi nekkoon dafa gis ne am na ay mbir yuñ ci war a teg yoo xam ne manqué na ci wala amu ci ni mu war a amee ba ca njëkk mooy njàngalem Sëriñ Touba muy loolu Sëriñ Touba Sëriñ Mountakha di ko wax siiratu Cheikhul Khadim muy biographie Sëriñ Touba daanañ ko jàng wala am na école yu ko daan jàng waaye du yëpp ñu fas yéene nag yëpp di ko jàng te di ko jàng fañ ko war a jàngee loolu mooy benn dollan boo xam ne dolli nañ ko bi ca des mooy ku dëkk Touba xam ne Sëriñ Touba dafa woote mouridisme dafa woote ak murid wala dafa woote ak taalube waaw yoonu murid woowu nag ñu xam la ko jàngale ko ba nga xam ne nit ñi danañ ko bañ a jaawale ak leneen lu ñuy dégg wala lu ñuy gis ci mbedd mi te bokkut ak moom ñu xam ne yoonu murid nii la mel yoonu murid woowu itam ñu xam la ko ci biir tasawuf ci biir cadre tasawuf ca la nekk ñu xam le tasawuf boobu ay principe am ay mbirum yoo xam ne nit ki bu ko gisee dana xam ne la ñuy wooyee tasawuf du ko doon dana ko xàmmee ak liy tasawuf tey dëgg dana ko xàmmee ñetti soppi yooyu daanaka mooy yi gën a am solo ci biir jàngale bi beneen ba ca gën a am solo moom it mooy Sëriñ Tuubaa li mu bind dafa bari lool tagg na yonent bi wax na ci biographie yonent bi def na lu ne tag wax na ca waaye nag wax na ci charia fiq ak tawxiid wax na ca te li ñuy jàng doon nañ jàng fiq doon nañ jàng tawxiid waaye nag lañ ca doon jàng nag nañ ko boole ak li ci sëñ bi bind lépp luñ jàng ci tawxiid lépp luñ jàng ci fiq buñ jàngee njàpp buñ jàngee laab buñ jàngee sangu buñ jàngee aj buñ jàngee koor lañ ko daan jàngee ñëpp di ko jàng buñ ko jàngee ba noppi nag teg ci nag la ko sëñ Tuubaa jàngalee nag ñu mottalee ko nga xam ne day mel day résumé loolu ñu doon jàng ci thème yooyu nga xam ne moom lañ kii loolu daal mooy ci gàttal li gën a am solo ci programme bi moo na yeneen mbir yoo xam ne ay détails la xëy na buñ duggee ci biir liggéey bi dana gën a leer dana gën a yaatu waaye daal muy liggéey boo xam ne ñu ngi ciy am mbégte lool ci dénk gi ñu ko sëriñ bi dénk ñu liggéey ci ba mottali ko tey mu joxe ci ndigalam ne nañ ko appliqué ñu ngi ci am mbégte lool ndax liggéeyal sëriñ bi nit ki dana ko bëgg waaye mu ne la liggéeyal ba ci lii nag nga liggéeyal ko ci ba jébalaat ko mu joxe ci ndigal ne nañ ko wéyal loolu moom mboolem direction bi ci seen tur laay waxee am nañ ci mbégte am nañ ci kontaante lool kon daal loolu mooy li nga xam ne moo taxoon ñu daje fi tey incha allahu tabaraka wa taala ci liñ jëm ci kanam direction bi dana wax nag naka lay tëralee li muy jëflante ak ñi nga xam ne ñoom la programme bi jëm ci ñoom ci lu ca war rek xam na mbokk yi danañ ko mottali bu ko defee lépp ñu boole ko nag muy organiser njàngum Touba lu jëm ci daara yi ndax dafa am ñoo xam ne dañuy jaawale école yi ak daara yi mbirum boppam la daara yi jàngale alxuraan mbirum boppam la lii ñuy def tey école la soxal école moderne bii nga xam ne moom la ñuy jàng moo xam arabe la moo xam français la boobu la soxal daara yi am na ko sëñ bi jox maa ngi koy toppatoo na ma ko war a toppatooyee kon nit ñi ñëpp nañ xam loolu incha allah tabaraka wa taala dana gën a leer ci kanam ci ay plateau yi ñuy def wala ay leeral yu ñuy def ci kanam incha allah tabaraka wa taala jërë ngeen jëf lépp waajal nañ ko gis nga lii lii ma ngàbb nii benn la ci maanaam mboolem offre éducative yi moo xam arabo islamique la moo xam franco arabe la moo xam classique bi la ku ci nekk am nga say téere la aju ci programme bi lañ la ci defal def nañ ko ab téere ba mi ngi nii waaw maanaam dara desu ci lu may ñu xàmmee rek kenn ku ne offre ba nga yor ñu jox la téere ya ca war waaw bu ñu ko mënee am élèves yëpp am ko danañ ko def waaye fi ñu toll moom danañ fexe ba jàngalkat yëpp am ko ba nga xam ne jàngalkat bu ne da nga ko mën a jox sab élève bu ko dee photocopie mu copier ko waaye fañ jëm mooy élève bu nekk am ko boolem offre yëpp waaw
xam nga sëriñ bi sosul ay école loolu il faut ñu xam ko sëriñ bi sosul ay école yu bees deful dara lu may école yi fi newoon la fi ba jàppale leen nag dimbale leen rek la def te jàppale boobu du yem ci rek lii waaye dana jéggi loolu ba dem ci jàppale leen ci matériellement jàppale leen ci wàllu tabax jàppale leen ci wàllu alal jàppale leen lépp ndax li fi newoon daa jàpp ne yëfama école yi fi newoon daa jàpp ne ay école ama moo ko moom Touba ko moom kon sosul ay école yu bees fii ci biir complexe bi sosu ko ci bitti complexe bi waaye li fi newoon ci ay école rek ñoom dong ñoo fi nekkaat ba tey dara jógu ci programme yi ñu doon jàngale it moom la ñuy jàngalee képp dara jógu ci la ca dolliku nag mooy li ca amutoon wala la ca matutoon ñu amal ko ca mottali ko ca loolu dong mooy liggéeyu direction bi waaye amut lenn loo xam ne daf ko soppi ci école yi fi nekkoon di jàngale wala mu kii ndax loolu il faut ñu leeral loolu ndax université bii di jàngale tey di IFR yi nga xam ne mooy jàngale enseignement supérieur ñi muy jot nga xam ne dañoo am ay bachelier lañ am bac ci école yooyu lañ jógee ci école yooyu lañ jógee fa lañ amee bac waaye ñun amuñ école yu jàngale nii waaye li ñu am mooy école yi ni ci dëkk bi amoon fi nag jekk Cheikh Mamadou Mourtala sëñ Cheikh Mbacké ak ñeneen ñu dul ñoom école yi ñu fi defoon yépp nag yooyu la ñuy jàppalanteeg ñoom lépp loo xam ne mën nañ leen ko dimbale ñu dimbale leen ko loolu rek mooy liggéeyu commission bi. waaw léegi loolu loo am solo la maanaam léegi sëñ bi li mu digle mooy direction bi bu taxawee ni mu war a taxawee dëgg-dëgg bokk na ci ay liggéeyam nag mooy kuy am école sëñ bi ko waxal boppam kuy sos école direction bi nga ñëw ci moom ba mu xool la ngay sos dëppoo na ak li sëñ bi digle ak dëppoo na ak li dëkk bi laaj ba xam war nañ laa may nga ubbi wala waruñ laa may nga ubbi loola direction bi moo koy def koo xam ne bëgg nga it nag reconnaissance wala nga bëgg autorisation ca IEF buñ noppee ci li ñuy liggéey bala laa IEF fan jëlal aw këyit di la ko nangul da ngay jaar ci commission bii ba mu nangu ne yow mii kat am nga école te sa école jaar na ci yoon bi nga xam ne dëppoo na ak li Touba digle IEF may la autorisation wala mu may la reconnaissance waaw man maay inspecteur Mountakha Diatara yor direction école moderne bii nga xam ne mooy direction bii ñu tax a jóg tey man maa ko jiite ànd ak bokk yi nga xam ne ñoo ko bokk waaw ñu bàyyi ñu wax ci français ci njëkk waaw CCAK de Touba. Je m'appelle Mamadou Lo, je suis inspecteur de l'éducation à la retraite. Je suis chargé de l'enseignement du français, l'enseignement en français dans le complexe. Je suis avec le directeur de la structure, l'inspecteur Mountakha Diatara, Serigne Cheikh Mbacké Abdou Wadoud, qui est le coordonnateur de la structure, et Serigne Cheikh Mbacké Niang, inspecteur de l'éducation en langue arabe, qui est chargé de l'enseignement arabe dans la structure. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, ce lundi 9 octobre 2023, l'objet de cette rencontre, donc, c'est de mettre en œuvre les réformes organisées par la direction des écoles de Touba dans le cadre, comme je l'ai dit tout à l'heure, du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Alors, il faut commencer par considérer qu'en fait, on n'a pas fait de révolution, on n'a pas révolutionné les choses. Il ne s'agit pas de remplacer ce qu'il y avait par autre chose. Mais il s'agissait de compléter ce qui manquait, d'améliorer ce qui existait. Ce qui manquait, on peut prendre l'exemple de la biographie du Cheikh. On a pensé qu'on ne peut pas être natif de Touba, on ne peut pas être dans la communauté mouride et ignorer complètement la biographie, des éléments de biographie de Cheikh Ahmadou Bamba. Alors nous avons pensé à faire un module à introduire. Il y a également la mouridia. Qu'est-ce que le mouridisme? Un peu, chacun a sa propre définition, sa propre compréhension des choses. Nous avons pensé élaborer un module qui prend en charge cet aspect extrêmement important donc de la question. Bon, il faut aussi se dire que le mouridisme est une branche du soufisme. La référence au mouridisme, c'est le soufisme. Donc il fallait un module pour prendre en charge cette question. C'est un peu ces trois volets qui constituent des nouveautés, qui constituent des ajouts par rapport à ce qui existait. Mais il doit sans dire qu'après cela, on a équilibré les horaires, on a pensé à élaborer des programmes pour des supports pour enseigner ces apports-là. On a pensé également à un suivi, un accompagnement dont les écoles
devraient bénéficier. Il faut également prendre en compte le statut d'écrivain de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba a produit énormément d'écrits sur tous les tons par rapport au panégyrique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout par rapport aux sciences religieuses, la jurisprudence ou fiqh, la science de l'unicité des dieux ou tawhid. Il a produit des écrits qui sont là. Alors, on a pensé qu'on ne peut pas aussi ignorer en privé les destinataires, les apprenants de ces apports-là. Alors, puisque ça se faisait, on a maintenu ce qui se faisait, mais on a illustré, on a amélioré par ces écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Et donc, c'est un peu ça ce qui nous réunit aujourd'hui. Il faut terminer par préciser que ce projet tient énormément à cœur le Khalif. Il faudrait que les écoles de Touba comprennent que cet outil qui a été mis en place, et qui prend en charge les questions que nous venons d'énumérer, proviennent de la directive du ndigal du Khalife général des Mourides. Donc il faut que les écoles comprennent cela. Il faudrait également que ces écoles commencent par s'inscrire dans la plateforme. Parce que pour qu'on puisse travailler avec ces écoles-là, il faut qu'on les connaisse. Il faut donc que ces écoles-là commencent à s'inscrire. Parmi les ajouts, tout à l'heure, j'ai parlé de ce qui n'existait pas, qu'on a ajouté. Il faut citer l'éducation religieuse au moins secondaire. L'éducation religieuse, en tant que croyant, en tant que musulman, on ne peut pas faire économie de l'éducation religieuse dans les curricula. Or, jusqu'ici, l'éducation religieuse n'existait qu'au cycle élémentaire. Nous avons comblé le gap en étendant cette éducation religieuse au moins et secondaire dans le classique, ce qu'on appelle le classique, c'est-à-dire les écoles où les enseignements se font en français. C'est un peu ça. Donc c'est un peu cela qui nous réunit aujourd'hui. Maintenant, pour créer une école à Touba, il y a des procédures à suivre. Bien sûr. Les écoles existaient. Nous n'avons pas créé d'école. Le Khalif n'a pas créé d'école. Les écoles existaient. Il faut simplement harmoniser, organiser, coordonner. Mais dorénavant, les écoles qui existaient déjà, celles qui étaient là aujourd'hui, devront s'inscrire dans la plateforme. Mais à partir de maintenant, l'école, quelqu'un qui compte ouvrir une école, doit avant tout, son premier pas doit consister à venir nous voir pour avoir un cutus, pour avoir les lignes directrices à suivre pour ouvrir son école. Merci.